सलाम नबी वाला शान वसलात मोसे ईमान अस्सलाम नबी वाला शान हज़रत ज़ुल्जलाल के महबूब जिसकी खातिर हुई बिनाए जहां जिसकी खातिर हुई बिनाए जहां अस्सलाम नबी वाला शान तू मदीना है इल्म अकमल का तेरा सीना है महबते कुर। Alors, quand j'entends quelque part qu'il y a une communauté qui fait un séminaire, j'ai dit tiens, dès lors que nous sommes venus pour nous connaître, je vais me rapprocher de cette communauté pour connaître quelles sont leurs ambitions. Mais je me suis rendu compte tout de suite que c'est en fait l'islam par définition qui est en train d'être magnifié ici. Et là, je remercie vivement tous ceux qui sont là et peut-être ceux qui suivront cette conférence en vous disant que dans les communes, parce que quand je parle, je préfère représenter tous les maires du Sud, s'il le faut même tous les maires du Sénégal. Voilà, merci beaucoup. Alors je dis, je préfère représenter tous les maires du Sénégal parce que en face de nous, des communautés avec leurs difficultés, problèmes de scolarité, parce que quand je vois les potages, les enfants qui sont là, je me dis, tiens, en mélange avec des Iraniens, alors ça fait un beau paysage. Alors, amener cette communauté à devenir des hommes, c'est un des défis d'un maire. Nous avons des difficultés pour bâtir nos écoles, des difficultés pour bâtir nos lieux de culte, les mosquées en Casamance. La plupart des lieux de culte sont délabrés. Nous avons des difficultés pour prendre en charge la nourriture, même les problèmes sociaux des populations. Mais je veux nommer directement le problème d'eau. Là où j'ai connu Kassif, un jour je rentrais de Sédhiou, j'arrive vers 20h, 19h30, 20h, au niveau de mon premier village, l'antenne. J'arrive, les populations me prennent, monsieur le maire, venez, il y a quelqu'un qui est en train de nous aider à mettre un matériel à l'intérieur du puits pour que les femmes n'aient plus à tirer la bague. J'ai dit tiens, c'est bien là, mais seulement il ne m'a pas averti. On ne touche jamais la parcelle de quelqu'un sans l'avoir averti. Ce dernier, je l'amène à la gendarmerie. C'était Kassif. Mais quand je me suis rapproché, j'ai vu que vraiment c'était un chef-d'œuvre vraiment important. À la place de la gendarmerie, je lui ai salué. J'ai dit Kassif, c'est des gens que je cherche dans ma commune. Soyez mon représentant
auprès du haut responsable en lui disant que c'est peut-être un puits que vous réglez cette fois-ci, mais revenez en 2020 pour que je puisse en avoir beaucoup comme ça, parce qu'un peu partout dans les villages, il y a ce problème d'eau. Bien, donc, comme il y a ce problème d'eau, là, je reviens pour poser au niveau de ce temple qu'on essaye de me régulariser ça. Problème de santé dans nos communes, on n'a pas d'ambulance et le plus souvent pas de piste. Tout ce que, par exemple, on peut bénéficier de hauts lieux, ce serait le bienvenu dans nos communes. صلي على نبينا صلي على محمد صلي على نبينا صلي على محمد صلي على نبينا صلي على محمد parce que dañ ko wóoru dal ci cérémonie bu xaw a mel nii may remercier ñi fi teew ñëpp gan yi jógee Londres ñu jógee Algérie ñu jógee ailleurs ñëw ànd ak ñun ñuy fekk ñu fii ci Sénégal joxuñ ñu njëriñ mu demee nii kon ñoo ngi leen ci gërëm ñoo ngi leen di sant di wax ni lépp li nga xam ne aussi am mën nañu ko wala xam nañu ko dinañ ko wax Amadou Mansour Faye bi nga xam ne non seulement maire la mais aussi ministre de la République la tey am na dégg-dégg bi nga xam ne bu ko waxee président de République ñun nag ndawam lañu buñ ñëwee si jotaay yu mel nii dañuy jël li nga xam ne moom fi substance buñ delloo ñu jox ko waaye tey jii buñ fiy jógee dañ fi jógee ak xol bu rafet dañ fi contenté parce que du lekk bi naan bi mais accueil bi li nga xam ne moom la ñu énir accueillir fii si jam-jaam si yéen kontaan nañ ci lool ñoo ngi ciy gërëm ñoo ngi sant mbooloo ñëpp di gërëm ñëpp. Naare takbir, naare takbir, Jamaat Islamique Ahmadiyya Sénégal. jërëjëf Jamaat Islamique Sénégal ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wa salaam merci. صلي على نبينا صلي على محمد صلي على نبينا صلي على محمد صلي على نبينا صلي على محمد نتشرف بأن نأخذ كلمة بعد أن قرينا هذه الأمسية السعيدة معكم في هذا المكان بالذات، ونشكر الله على هذه النعمة الكثيرة التي آتاه لنا، ونحن معكم في هذا الصدد وفي هذا الميدان، ونتشرف برؤيتكم في مثل هذه المناسبات. الذين أتوا من أماكن بعيدة جدا عن السنغال ويختلفون عنا لغة ودما، ومع ذلك جمعنا الإسلام في هذه الكلمة وأعتصم بها بالله جميعا ولا تفرقوا. إذا نشكركم على هذا الحشد العظيم منذ وصولنا إلى في هذا المكان في الوقت المناسب في الخطبة الجمعة. شاركنا معكم هاتين الصلاتين الماليتين وهي صلاة الجمعة والعصر معا معكم في هذا الحشد. إذا نشكركم على هذا، وفي ذلك أيضا نقدم تحياتنا إلى سيد الأمير الذي أمامنا هنا.
والإخوة الموجودون معه الذين جاءوا من الجزائر مثلا من دول أخرى وحتى في بريطانيا العظمى نسلم عليهم جميعا ونقول لهم أهلا وسهلا في أرض السنغال أرضكم المباركة أرض المسلمين وديار أهل المسلمين كذلك. إذا وجدتم أهلكم في هذا الميدان بالضبط كأنكم لم تخرجوا من بلدكم الأصيل. إذا نرحب بكم في هذا الميدان ونحن لسنا ضيوف ولكن نحن نستضيفكم اليوم لأننا سنغاليين كالعادة. السنغال دولة معروفة بالكرم وشعبها أيضا معروفون بالكرم. إذا في هذا الصدد نقول لكم أهلا وسهلا. balaa may daane di nuyu mboole mi fi teew yëpp di jéggalu ci kàddu gi ñu ma jox mooy sama première fois may ñëw fii ànd ak ay mbokk yoo xam ne itam am na ci ñoo xam yàgg nañoo ñëw am na ñoo xam ne ñu ngi door a participer ci affaire bi. bokk na ci nag li ñu gën a indi fii muy ñaari mbokk ñoo xam ne ñun ak ñoom ñoo nekkandoo Tamba. kenn ki mooy oustaz Dikko sore wu ñu ak moom lool ki ci des mooy al oustaz Ibnu Oumar Dia dëkk Madina Gounass ba pare nekk biir Tamba di fa liggéey lu am solo. ñuy déglu ay émission am ci rajo boo xam ne am na ko fa mu am fa émission bu muy dawal 1 heure de temps chaque vendredi après midi ñu koy suivre ci loolu ba tey jii li yegg si fii mu yëgal ñu ko ànd ak ñun ñëw ba fii. kon mënuñoo bu ñu leen sante ba noppi il faut ñëw itam ñu sant leen te ñooy sababu sunu teewaay fii moom oustaz Ibnu Oumar Dia ñu koy sant bu baax di ko gërëm. ñu ngi ànd ci délégation bu mag ñu ngi ci ràññee al oustaz bu ñëw Ousmane Ba mu ngi fay jàngale moom itam ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi jàngale ay daara moderne ci biir Tamba ànd nañu ak délégation bi ànd ak ñun fekk si leen fii. kon loolu la ñu amoon di leen ko yéggee di sant aussi ñaari maire yi fi jaar léegi muy maire Yène ak maire Saint-Louis seen kàddu rafet na trop ñu koy rafetlu bu baax ay kilifa la ñu te motal nañu li ñu doon kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax. di ñaanal aussi nag ñi nga xam ne ñooy njiit yi yàlla yàggal leen suñu kanam lu yàgg boole ko ak barke ak tawfiq ak wér gu yaram yàlla ko yàlla defal ñun ñëpp ñu jeexal affaire bi ci jàmm delluwaat ci mbokk ci dëkkandoo yi ak ci kër yi aussi ci jàmm kon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. salli ala nabiyina صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد. C'est la première fois que Dieu nous donne l'occasion de participer à cette 8e édition de la Jamaïque islamique. Nous venons de la Mauritanie. Et vraiment, nous remercions le bon Dieu. Et nous remercions aussi nous pour vraiment son aide, son grand aide qu'il nous a apporté. Et l'accueil aussi qu'il nous a réservé. Et nous souhaitons aussi le bon Dieu, avec son aide, que aussi nous apporter son grand aide pour que la Mauritanie aussi, la Jamaat Ahmadiyya puisse s'installer là-bas. Inch'Allah. Nous le souhaitons et nous le souhaitons de tout cœur. Je suis même venu avec un invité aussi qui est là. Et je sais qu'il va rentrer bientôt. Et nous souhaitons que bon Dieu aussi de nous donner la santé et une longue vie, de pouvoir assister à chaque année, Inch'Allah. Vraiment nous remercions Amir beaucoup. Vous allez m'excuser aussi parce que je n'ai pas l'habitude aussi de parler sur le micro. Et nous remercions une deuxième fois encore beaucoup. Nous prions Dieu. Et nous prions Dieu beaucoup que cette Jamaat aussi puisse
s'installer aussi en Mauritanie. Naré takbir. Naré takbir. Asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ci Kiraama Wolof. ay naan man xanaa ñëw mooy ma fii mais fii laa jóge mais yàlla dafa def Mauritanie lañ nekk amoon naa fi sax sama petit frère am ngeen ko ngeen boole sama kanam am na ci ñenn ci yéen wax nañ ko war nañ ma damay wax ne rek c'est la première fois dama yàlla jox pour ma mën a assister ci jalsa bi maa ngi ñaan yàlla aussi li am fii yàlla def ko aussi mu mën a am Mauritanie fële. Naré takbir. Naré takbir. te ñu ngi gërëm di sant aussi Amir parce que ni yàlla di def moom tamit moo tax sax di ci ndimbalam ba tey ñu mën a teew fekkee bi jalsa te gis nañu aussi lu rafet li mu fi def ñu ngi ñaan yàlla aussi yàlla di ko yokk chaque année muy gën a yokk am Islam Ahmadiyya di gën a jëm kanam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. صلي على نبينا صلي على محمد صلي على نبينا صلي على محمد صلي على نبينا صلي على محمد. Donc, je m'appelle Sri Bapat Pessam, je suis le chef du service départemental de l'action sociale de Lyon. Son Excellence l'émir, responsable moral de Jamaat Ahmadiyya, Monsieur l'honorable député, c'est Sami, Monsieur le représentant des Khalif, Madame, Messieurs les représentants du maire de la commune de Bou, Messieurs les missionnaires, honorables invités, chers participants, vous conviendrez avec moi que je ne vais pas lire mon discours, mais je vais faire parler le cœur. Donc, à travers mes observations. Donc, je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de vivre, comme l'année dernière, donc cette édition. Voilà, donc parce qu'à pareil moment, l'année dernière, j'étais là. Et j'ai bien, en tout cas, bénéficié des prières qui ont été formulées, n'est-ce pas, à l'endroit de tous les participants. Donc, au nom du préfet de Bignona, au nom des 4 sous-préfets de Bignona, au nom des 19 maires de Bignona, au nom du président du conseil départemental de Bignona, vous avez des salutations de tout le peuple du département de Bignona, pour ne pas dire de l'ensemble de la Casamance. Le thème d'aujourd'hui, Islam et citoyenneté, revêt un caractère particulier au Sénégal, présentement. Le Sénégal qui est un pays en voie de développement, ou du moins un pays en émergence, qui a élaboré un plan dit plan Sénégal structuré autour de 3 axes, dont le premier axe parle donc de la structuration économique, le deuxième axe parle du capital humain et le troisième axe est gouvernance et paix. Je pense que le thème ou la thématique de cette cérémonie peut être en tout cas rangée dans le deuxième axe qui est le capital humain. Parce qu'on considère que
c'est les ressources humaines d'un pays qui peuvent faire émerger un pays. La différence entre les entreprises, ce n'est pas le capital en termes pécuniaires, mais c'est la qualité des ressources humaines qui fait la différence d'une entreprise à une autre. Et in fine, la différence entre un pays et un autre aussi est basée sur la qualité des citoyens. C'est ce qu'ont compris certains pays asiatiques, dits dragons asiatiques, qui ont amorcé un développement irréversible. Ils se sont basés sur, en tout cas, le développement du capital humain de nos ressources, de nos citoyens. C'est ce que notre pays est en train, n'est-ce pas, d'amorcer. Donc le thème ou la thématique islam et citoyenneté, quand même, nous aide, nous, en tant qu'agents de l'État, quand même, à revisiter nos comportements. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Mais l'État compte sur les ONG, sur les associations. Fort heureusement que vous avez très bien compris, n'est-ce pas, cela. Donc, vous participez, n'est-ce pas, à une pacification de l'espace. Vous participez à l'éducation de masse. Et aujourd'hui, dans l'Assemblée, j'ai pu constater qu'il y a plus de jeunes, n'est-ce pas, que d'adultes. Et ça, c'est un bon augure, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, à ce que nous voulons, nous, pays, qui se base en tout cas sur la capture, ce qu'on appelle du dividende démographique. Parce que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'amorcer une politique, n'est-ce pas, basée sur la gratuité des soins pour les enfants. Nous sommes en train de construire des écoles. Nous sommes en train, donc pour que les enfants d'aujourd'hui deviendront en 2035, en 2045, le fer de lance de l'économie sénégalaise. Donc, c'est pour dire effectivement que vraiment, nous vous remercions d'avoir pensé à cela. Donc, la thématique que vous développez aujourd'hui, n'est-ce pas, participe quand même, n'est-ce pas, au plan Sénégal émergent, qui est le plan référentiel en matière de politique publique. Tout ce que vous prenez... Donc, et je suis d'autant plus fondé à le dire que sur le plan basique, au niveau de Bignona, moi je travaille avec vos missionnaires, qui sont M. Kachif et Daoud Tamba. Nous travaillons ensemble. Donc c'est pour vous dire que vos missionnaires sont en phase avec la politique de l'État. Et ça c'est très important. Dans un pays, si vous êtes ONG, si vous êtes responsable, il faut tout faire pour être en phase avec les politiques de l'État. Parce que c'est l'État qui vous a agréé, donc vous ne pourrez pas, n'est-ce pas, développer un autre programme qui serait en déphasage avec le programme en vigueur. Donc ces missionnaires, vraiment je les félicite devant vous. Parce que Bignona quand même, c'est un département qui a beaucoup souffert du conflit casamassé. Donc nous sommes en train de vivre les affres de la guerre. Et qui dit affres de la guerre dit le social. Et le social quand même constitue un socle sur lequel on peut se baser, n'est-ce pas, tout politique, n'est-ce pas, en matière de prise en charge, n'est-ce pas, des citoyens. On ne peut rien faire à Bignona sans penser au social, présentement. Et fort heureusement, vos missions sont en train quand même de réussir cela. Donc nous sommes en train de construire des écoles. Nous sommes en train de mettre en place des ateliers pour créer des richesses. Nous sommes en train, n'est-ce pas, d'apporter de l'eau potable, n'est-ce pas, aux îles. Nous sommes en train de foncer, ainsi de suite, des puits, par-ci, par-là. Donc vraiment ça, c'est une mission régalienne de l'État. Donc vous êtes en train d'aider l'État, n'est-ce pas, à réaliser des politiques publiques. Et ça, je ne pouvais pas terminer quand même sans pour autant y revenir. Donc je vous remercie vraiment de cet état de fait, d'avoir compris cette mission de l'État. Et sur ce, donc il fait nuit. Donc moi, je n'ai pas préparé mon discours pour cela. Vraiment, je vous remercie, n'est-ce pas, de l'importance que vous, n'est-ce pas, accordez au département de Bignona et particulièrement, n'est-ce pas, à la région naturelle de la Casamance. Merci beaucoup. صل على نبينا صل على محمد صل على نبينا
صل على محمد صل على نبينا صل على. Si vous voyez que je commence par la première sourate du Coran, c'est pour vous rappeler que, comme l'homme oublie très vite, le Coran est notre autorité, c'est notre loi fondamentale. C'est le Coran qui régit le monde jusqu'au jour dernier. Pour les musulmans ahmadis croient au Coran. Le Coran est notre loi. L'islam repose sur 5 piliers. C'est-à-dire, premièrement, l'existence de Dieu. Dieu a toujours existé. L'existence de Dieu. Dieu, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas concevoir un monde sans Dieu, ce n'est pas possible. L'existence de Dieu, c'est la première règle. Mohammed est notre prophète. Il faut que nous tous nous savions que c'est une règle obligatoire. Mohammed est notre prophète. Aussi la prière, les 5 prières, il faut qu'on les respecte. Parce que la plus grande valeur de l'islam, c'est la prière. Il faut qu'on prie au moment, aux heures indiquées. Après la prière, le zakat. Il faut qu'on s'entraide. Après le zakat, le jeûne et le pèlerinage. Ces 5 piliers sont le soubassement de l'islam. Vous tous vous le savez, mais je ne fais que vous le rappeler. Wow. Je ne fais que vous rappeler que les 5 piliers de l'islam sont ces 5 choses. Vous le connaissez que mieux que moi. C'est-à-dire c'est une obligation que pour vous tous, que vous vous soumettez si vous voulez atteindre le salut d'ici-bas et l'au-delà. Mais avant l'islam, il y a la foi. La foi, c'est-à-dire la foi en Dieu. La foi en ses anges. La foi aux prophètes. Tous les prophètes qui sont venus au monde depuis la naissance du monde jusqu'au dernier jour, nous tous nous devons les croire. Nous devons croire les livres que Dieu a descendus sur terre. Nous devons croire le jour du jugement dernier, la résurrection. Nous devons croire que nous devons croire qu'il y a le décret divin. Là, il y a le décret divin. Nous devons le croire. Mon nerf, mon nakari. Décret divin, s'il descend sur vous, vous l'acceptez avec philosophie. Ce qui s'est dit, je rappelle l'autre, parce que je veux mbooloo mi fi nekk dafa am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi fi jógee dafa wax am ne ñaari choses yoo xam ne dinaa leen ko bàyyeel alxuraan bi dinaa leen bàyyeel sunna bi moo tax may résumé di wax nii amul benn looraange bu jóge ci kaw boo xam ni mën nañoo dal ci kaw suuf ñun amul benn looraange bu ñu mën a dal boo xam ni ci kaw suuf te fekk buum gi xam ne moom mu jokkaloo ak suñu borom nga xam ni moo nekk alxuraan moo nekk sunna téye nañ ci bu dëgër su ci téye bu dëgër amul kenn ku ñu mënal dara ci kaw suuf te am na ku fi jógee léegi li mu doon wax ni par exemple citoyenneté bi li mu wax dëgg la man loolu adhéré naa ci Ahmadiyya bu foo mën a nekk ci àddina bi soo gisee ñu dem ba fees pays yu bari ñu mën faa nekk parce que pays bu ñuy dem dañuy respecter loi yi fa nekk du ñu tooñ baaxul yàlla àndul da kuy tooñ waaw so yàlla àndul da kuy tooñ moo tax ñun waruñoo tooñ dañoo war a nekk ay exemple ci kaw suuf léeg-léeg sax am na ñuy wax tooñ ñu ni par exemple enseignement Moïse dafa waxoon ni ku la tooñ rek la loi du talion fayul
œil pour œil, dent pour dent. Jésus ñëw ni ku la doon jàll léegi su la pesee rek peselaat beneen kii ba waaw. takbir takbir Hararat Muhammad Mustafa Hararat Muhammad Mustafa Islam Islam takbir. Enseignement Ghulam Ahmed bi ñu gëm ñun ñëpp fii nga xam ni yonent la yooyu moom nañ ko gëm pour nit ñi bu ñu jaxasee suñu xel moom yonent la parce que yàlla moo ko wax yàlla moo wax ni ci biir lu tax ma réciter Fatiha bi dina siraatal mustaqima yoon wu jub bi moo fi mas a am ci àdduna bi àdduna sosoo ba léegi yàlla yonent yi muy yëpp yi mu yónnee yëpp day wax nit ñi ñu tegu ci yoon wu jub bi loolu mooy continuer ba abadan dañ dina siraatal mustaqima siraatal lazina alamta alayhim ci nga xam ni yàlla ñi xam ni ñi muy wàcc ay xéewal foofu la koy def waaw moo tax foofu am na nit ñu juste am na ñu nit ñu véridique am na matière yi am na wàlliw yi am na yonent yooyu foofu la ñuy nekk waaw maxdubi alayhim mooy ñi xam ne yàlla dalee na mere wala daali na moo xam ne dañoo réer ñetti façon nit yooyu ñooy am ci àdduna bi ñi xam ne yàlla am na cofeel ci ñoom ñi xam ne yàlla da leen dina leen buggal mooy juif yi ñi xam ne dañoo réer mooy chrétien yi waaw yàlla nag moo daf tëri na ma moo teg ay loi am parce que nee nañu nit koo gis ñun fii ñu fi nekk ñu tous doomu aadama boo gis muy mag muy ndaw moom àddina bu ndaw la àddina bu ndaw xam nga àddina bu ndaw mooy nit ki ci bopp bi lépp lu nekk ci àddina bi mu ci biir bopp bi léegi nag yàlla wàccoon na ak yow léegi yàlla lu ne def na ci ñaar lu baax ak li bon léegi nag soo fexee ba sa lu bon ëpp sa lu baax mu ngi doon léegi nag Socrate sax benn philosophe grec la waxoon na ni bitu àdduna bi mooy le bien la recherche du bien kon nga xam ni loolu amul ay wuuteem ci nekk daf lu baax digle lu baax jëfe ko bàyyi lu bon man koo def loolu moo ñu war pour ñu koo def loolu daal man laa di damaa ñëw ñu kii ma nii ma war a wax parce que man Ahmadiyya bi ma ko nekkee boobu presque 20 ans laa amoon léegi maa ngi ay 60 ans yu tegal 60 ans yu tegal maa ngi koy yore man expérience bi muy dund moom laa la bëgg a partager ak yéen ngeen war koo xam ni foofu fi ngeen jaar mooy yoon wi fi ngeen jaar mooy yoon wi man dafa mel ni damaa ñëw ci àdduna dam am loo xam ne dama ko doon ut gis ko moo tax man maa ngi sant sama borom yoon wi daal waa Ahmadiyya bi daal mooy yoon wi xam ni mooy yoon wu jub bi mooy yoon wi jëm ci su borom. moo tax li ma ci yokk mooy fépp fu ngeen mën a nekk na ngeen nekk exemple na ngeen nekk ñoo xam ne irréprochable du ngeen nekk ay tooñkat na ngeen nekk yoo xam ni lu leen soxal mooy seen diine ak liggéey ak bañ a tooñ xam ni àdduna bi moom yàlla moom li fi sàkk moom amul dara loo xam ni mën na fi am tey neexul yàlla lépp lu fi arrivé rek dafa fekk yàlla ànd ci moo tax ñun fu ñu mën a toll rek dañu war a góorgóorlu surtout ñuy julli naafila yi guddi yi waaw baax na ci trop dañuy julli naafila guddi yi waaw te aussi am na loo xam ne man bëggoon naa leen koy yeggal muy par exemple ay wasiyat xaw ma loolu xam ne da nga jël sa alal nga def ko ci mouvement bi parce que soo gisee lii taxaw dafa fekk ñoo xam ñu nekkoon ci ginnaaw ñoo fexe lii ba ñu ñëw fekke ko teewe ko moo tax comme ni ñu wax ni man jël naa engagement fii ci assemblée bi ne am na lu may lijjën su ma ko lijjantee 1/10 samay bien immobilier naa ko def ci mouvement bi waaw te ku ne yéen bu leen xeeb dara dee leen joxe parce que loo bëgg da nga koy def sa alal
loolu la addina bi moom ci def sa alal takbir Harat Muhammad Mustafa Harat Muhammad Mustafa Islam Ahmadiyya Islam Ahmadiyya Islam Ahmadiyya Kala Dangar Islam Ahmadiyya Senegal Islam Senegal Harat takbir man 45 ans maa ngi ci mouvement bi mais door bi metti woon na trop léeg-léeg suñu jull ajuma sax ay ñett nit la ñu war a doon wala yooyu léeg-léeg sax suñu croisé nii suñu bras sax nit ñi dañuy romb di ñu kokkuli amul façon gis lu ñu dafut waaw mais muñ rek yàlla nee na mu ngi ànd ak ñu muñ léeg-léeg muñ te di baale aussi fekkee ni moo gën parce que normalement nit ki su la tooñee man ngaa fayu de mais soo fayu est-ce que li nga fayu dina yem ak li mu la tooñ xam nga loolu wóorul mais soo ko baalee nag fekk moom loolu dina avantage ci moom ba xam ëllëg loolu du ko defati xam nga loolu tax nga yokk nga njariñ ci àdduna yor nga njariñ ci moom looloo tax nit ku ne da ngay fexe ki nekk yow nga xëcc ko ba mu jógee ci lu bon li dam egsi ci fi nga nekk yow loolu la waaw léegi nag li may ñaan daal man daal xam naa ni sama ñëw tey bég naa ci li ma fi dégg rafet na surtout kii li mu wax ni dëkk Ahmadiyya dëkk boo dëkk da ngay respecté loi yi fa nekk parce que loolu nekkul en contradiction avec suñu diine parce que lu diine bi moo nekk ci kaw mais loi yi nekk ci suuf dafa ànd ak moom c'est-à-dire dégg-dégg bi moo ñu xaw a manqué moo tax léegi ñu user violence mais violence bi islam amul contrainte kenn du forcé kenn jeex na baal ngeen baax. Intervenant suivant et monsieur Solipa. Honorable monsieur Solipa. صلي على نبينا صلي على محمد صلي على نبينا صلي على محمد صلي على نبينا صلي على محمد محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp maa ngi woon discours bi et comme c'est un moment de partage ma présenté wu man docteur Assane Diop je suis pharmacien à l'Amérique donc maa ngi nuyu ñëpp sama discours bi tey peut-être day nekk genre mémoire wala mémorandum. Je pense que depuis l'âge de la pierre taillée, vous remontez vers l'âge de bronze, vous remontez vers le monde évolué. Voici l'âge du cuivre, du fer, ce monde bi xëy sotti. ba ci bañ demee ba pétrole xew charbon moo njëkk xew après pétrole xew léegi dem nañ ba découvrir ne monde bi liggéey gouvernement mooy xam-xam du pétrole du gaz du fer comme bu njëkk ba du woon nekkatul bronze mais xam-xam la mais Imam Mahdi defe naa jàngal nañu leneen lu nekk ci kaw xam-xam muy la sagesse moo jiitu lépp ndax xam-xam bépp boo mënti am bu amul sagesse du dara donc sagesse boobu noonu tey boo xam-xam yi ñu ngi évoluer ñu ngi découvrir mais bépp xam-xam bu ñu découvrir bu amul sagesse rek après ruinement lay andi wala guerre wala naka su dul noonu yàlla nañ si yàlla musal donc point boobu muy la sagesse c'est un point important ci Ahmadiyya. Moi personnellement bokk na si li ma gën a motivé
ba ma bokk si jalsa bi ba ma bokk si jamaat bi muy Ahmadiya. L'autre chose, doomu adama mënul dugg àjjana tant que li mu yéene boppam yéene wu ko moroom mënoo toog fi nga toog naa ne diw moom yéefar la wala diw kat safara la jëm wala diw kat lii la lii il faut que yow li nga gëm nga yéene ko sa bopp nga yéene ko ñëpp parce que lépp loo yéene sa morom ak fu mu mënti bokk yow yaa ngi si jiitu donc fexeel ba loo koy yéene na nekk jàmm loolu si jawaat bi laa ko jàngee. takbir takbir Hazrat Muhammad Mustafa Jamaat Islamic Ahmadiyya Ghulam Ahmad Ki nare takbir. Jamaat Ahmadiyya defe naa defaat na ay miracle bokk na ci miracle bi muy tafsiru alquranul karim ku nekk si ñun mën na tey juge boppam andi tafsir bi ñuy faral di dégg Sénégal ak tafsiru imam Mahdi defe naa dinañ gis une très grande différence tafsiru imam Mahdi wala tafsir bi ñuy gis si jamaat bi moo gën a ànd ak dégg-dégg moo gën a ànd ak raison moo gën a ànd ak xel ak jamono fi mu toll. defe naa à bien des égards tey yàgg nañu dégg ñuy tafsir alxuraan ba sax ñu jàpp ne tey boo dul tubaab boo nekkee tubaab nitu safara la boo nekkee nitu ñuul nag nitu àjjana la ma loolu xel mënu ko nangu daanaka loolu la ñuy faral di dégg ci tafsir mais liy dugal nit àjjana wala li dugal nit safara moom moo koy liggéey ci xolam lay commencé donc muy tubaab bi muy nit ku ñuul ñi ñëpp ci bokk yow safara yaa koy liggéey ba nekk ci di ko dund ba xëy dee kon ne di ko dund àjjana itam yow yaa koy dund kon ne di ko dund ba dee continuer nekk ci loolu laa comprendre ci Ahmadiyya defe naa loolu moom méngoo li ñuy gis ak dégg-dégg ak raisonnement mënuñu toog ñu ne tey au 21e siècle que kat tubaab bi nitu safara la te tubaab bi tey ñu gis ay avancement sur le plan technologique économique sur plan bu nekk ñu gis tubaab bi domine fa nit ku ñuul ba pare kat ñu ne tubaab bi nitu safara la donc defe naa liy dugal nit àjjana ak safara mooy li nga xamante ne moom ngay liggéey ba nekk ci ndax defe naa am na ci benn aaya bu ñuy wax ne nit ku nekk à la pliyaadi foog nga ñam safara te loolu rek mooy xol bi ñu am lu ñuul lu ndaw bu ci nekkee loolu mooy safara ci yow à la pliyaadi foog nga raxas loolu doo ko mën a dund àjjana kon nañu fexe ñun ñëpp ñu dund àjjana ñu jéem a dindi bépp moo xamante ne ñaaw la woon wala lu ñuul la woon si ñun. du ma guddal parce que je n'ai pas préparé le discours may delluwaat rek di feddali sama appartenance à l'Ahmadiyya di wax ne religion li ko tax a jóg du feddale du pour mu dindi li ko tax a jóg mooy pour mu boole li ko tax a jóg mooy askan wi booloo nekk benn li ko tax a jóg mooy ñu bëggante suñu biir loolu moo tax a jóg diine loolu moo tax a jóg religion du kat diw lii la
kon kat du ma ànd ak moom diw lii la wala du ma ànd ak moom non non defe naa ñun ñëpp ci yàlla la ñuy jóge te si la ñuy dellu lépp solo ci diine li tax mu wàcc mooy comment vivre naka la ñuy dundee si jàmm fii ci àdduna ba xëy dee yeggale si biir dund defe naa loolu moo am solo donc maa ngi jégalu ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. صلي على نبينا صلي على محمد صلي على نبينا صلي على محمد صلي على نبينا صلي على محمد suñu teewtee rek day jëm lu ñu gisee Ahmadiyya fii tey vraiment ñun ren moo suñu première année ñu ñëw fii léegi tamit soo leen gisee ñu ñëw fii dafa am ku ñuy indi pour ñu xool lan mooy Ahmadiyya tamit ñu bëri ñi nga wax ci Ahmadiyya te ñu loolu ñun gisuñu ko kon doomu aadama bala nga témoin da nga ko sobatee da nga war a xam mbiram bu pare moo tax nit boo teelee sobatage lim solo bokk mu ne alquran wax na ko man laa yasxaru qawmun min qawmin asaa an yakuna xayran minhum kon doomu aadama bu sobatee diw xëy na sax bu nga sobate moo la gën kon toujours doomu aadama boo gémmee si dara rek boo jéemoo sobatage kon moo tax vraiment tey ñun lu ñu gis tey doy na trop kon dañuy wax rek alhamdulilahi kon dañuy wax ne alhamdulilahi rabbil alamin boo xoolee diini yëpp benn la ñëpp bu beneen bu mu lañuy jàpp rek mooy la ashhadu an laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kon Ahmadiyya loolu la ñuy wax yeneen diine loolu la ñuy wax kon dañu jàpp ne lii yëpp benn la nañ bàyyi sobataan suñu biir nañ jàpp ne lépp benn la yeneen tamit benn la xib la benn la ak benn la ay hadis benn la kon tafsir bu ñuy tafsir noonu ñu bëri loolu mooy indi ixtilaaf fa in tanaazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi kon yàlla loolu la wax suñu wutee rek dañ dugg ci alquran suñu xoolee alquran bu dee ñii ñëw wax dëgg ñu topp ko bu dee ñeneen tamit ñu jàpp ko rek daa mel ni tool ba affaire bi daa mel ni fu mu toll rek ku ne da nga jàpp lii mooy am mais du forcé diine moom du forcé ñun ñëw nañ fi tey nekkul ne dañ ñëw dugg justement ci Ahmadiyya déedéet dañuy ñëw parce que lépp doomu adama boo année day xool daal lu nga doon jàng ak bii ba dëpp na nga xam bu dëpp na ñu ànd ak moom kon affaire bi moom ren aussi première année lu ñu gis vraiment doole nañu trop doole nañu ñuy jóg fee sonn ñu naan nañ xiifuñ kon yaakaar naa l'islam loolu la bëgg tut'imu ta'aama wa tarka salaam ala man arafa wa man lam ta'rif kon bii nii xëy na sax dañuy xamante ni bëri ni mosu ñëw fii xamante ne gars yi ñu ngi saafaatee kon loolu alxuraan loolu la bëgg wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu kon ñëpp alhamdulilah rabbil aalamiin loolu la am dañuy wax kon ñu mun nuyoo suñu xamante ne ñoo ñu indi fii mooy ay ñëw sama loolu vraiment ñu tamit ñu ngi yëngu ci Ahmadiyya ci suñu côté boobu noonu vraiment dañu bëgg ngeen leen ñaanal yàlla nañ gudd seen taxawaay wa aqulu lakum wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu salli ala nabina salli ala muhammadin salli ala nabiyina salli ala muhammad sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kunta yi tudd
Mohamed Jullit Kunta moom tur woowu nga xam ni moom la ñu toftal ci turam muy jullit tur wi daf ko wuy si ndaxte moom lislaam rek moo ko ñor ak boole jullit yi rek moom lay dox. li nga xam ne lii moo ci firnde mooy biñ ko waxee bërki démb ne ko dañu bëgg nga ñëw waxtaan ci jalsa bi Ndeer la ko fekk ca dëkkam waaye dafa bàyyi soxlaam yépp xëye Ndeer tey jii ñëw pour fekk ci waxtaan bi bokk ci jotaay bi kon ñi ngi koy sant bu baax a baax moom nag lu boole jullit yi rek moom lay wax moom la doon wax léegi ci lay wax tuuti rek ndax ba ma ko nuyoo léegi Amir ba tey mi ngi am yu muy waxtaan yu muy def ak moom ci nu ñuy def ba waa jamaat bi mën a dugg ci këru diine yépp am ak ñëpp jàmm te bu xewlee waa kër yeneen kër diine yi ñëw bu kër diine yi xewlee waa jamaat bi dem ndax loolu mooy tax booloo gi nga xam ne sunu borom sant nañu ko ñun jullit yi ñu daal di koy ñu taxaw ci ba mu am yàlla def na ci waxtaan yooyu nga xam ni mooy boole jullit yi man ndax loolu rek moom moo ñor man waa jamaat bi am nañu diggante ak waa Touba ren jii ci màggal gi délégation bu mag la mu ne ma sëñ Aliou Diop laa tudd man mu ne ma man de dama dégg ne ñi ngay àndal muy pakistanais yi ak waa jamaat bi ñoom dañu am téere alxuraan boo xam ni bokkul ak téere alxuraan bi nga xam ni moom moo wàcc ci yonent bi ma ne ko mu ne ma waaw ma ne ko loolu danga ma ciy may ma gëstu ko ma daal di woo Amir wax ko bi ma ci waxtaanee ak moom ma delluwaat ci moom ne ko loolu day nit ñi ñoo koy wax waaye amul benn téere bi rekk la dara newul ci biir lu dul li téere bu mag bi andi donc muy alxuraanul karim fan yi passé am ko ma woo mu ne ma dafa am pakistanais yu nekk ci dëkk bi di woo nit ñi ci diine ji daal ne dañ leen di yóbbu àjjana loolu ñu bari ci yéen xañ na war nañ koo dégg ba ñu ngi leen localiser xaw ma Parcelles Assainies xaw ma fan daal ba am na ñuy leen gëstu di leen toppit nag même waa nguur gi ñu ngi lijjanti seeni mbir loolu nu mu demee ba ma ko waxee ma ne ko ñooñu bokkuñu waa jamaat bi dara duñu waa jamaat bi. Islam Ahmadiyya Hazrat Muhammad Mustafa léegi loolu dafa di mbir yoo xam ni dafa laaj lijjanti lu pourquoi ñu di ko lijjanti ndaxte jamaat bi dañ ko war a siiwal dañoo war a xam lan la ñuy dox ak ci lu ñu ne muy lislaam rekk umpali googu ñu am ci moom ñu bari am ko ci ñoom ndax ñàkk xam moo andi mbir yooyu nga xam ni moom laa lay wax ñaari ci mbiru téere bi ak mbiru ñiy wër di wax ne waa jamaat bi ñooy dugg ci Parcelles Assainies di ànd di woo nit ñi ci diine joo xam ni kenn xamul mu doon alors yooyu il faut que dafay laaj direction jamaat bi ñu wax ñu liggéey ci liggéey boo xam ni ci wàllu communication fexe ba bu lu mel noonu amee ñu am ñu taxaw daal di koy leeral waaw loolu daal vraiment
maa ngi ñaan waa jamaat bi direction bi ñu def ko waaw moyens yi nga xam ni nag moom la nit ñi di utiliser fii ñu toll mooy télévision mooy internet bi mooy leneen ak leneen ndax li tax loolu war a mën a am te mu dafa war a am mooy réew mi dañ ko bokk ak ay yeneen jullit yooyu pour ñu xam lan mooy jamaat bi ñu bari xamuñu ko bu ma leen waxee ne 1962 ba tey mi ngi fi dañ may ne noonu ñooñu fu ñu nekk alors donc yooyu yëpp vraiment maa ngi ñaan mbooloo mi ak direction bi ak ñi ko jiite yëpp Amir ñu liggéey ci wàllu communication man nag sama wàll maa ngi fexe yaatal lii nga xam ne lii moom ngeen di def ci wàllu këru diine yëpp ndax man këru diine yëpp laay dugg waaw donc fu ci problème am rek damay daal di woo Amir daal di koy wax waaw moom it mu doon ku sawar ku baax ku woyof daanaka fu ma ko ne nañ dem seeti kilifa day ànd ak man ngir rek liggéeyal jamaat bi loolu daal naa ko ci wax ngeen baal ma ak wax ji gudd na waaye di ñaan yàlla suñu borom li nga xam ni moom la ñuy def fii muy yokk at mu jot ren sakku fi ñoo xam ni yokku na alors ñuy ñaan donc yàlla nangul ñu jaamu guñ fi def te ñu daje fi waat déwén incha allahu taala jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm. salli ala nabiyina salli ala muhammadin salli ala nabiyina salli ala muhammadin salli ala nabiyina salli ala muhammadin. السلام ورحمة والبركة الذي أمر الله بها وأن عليه بخيرات كثيرة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbokk إذا شئتم أتكلم العربية أو بالعربية mbokk yi ñu ngi leen nuyu lu bëree bëri di leen tatagal ci dëkk gi di nuyu suñu mbokk yi nga xam ne ñoo fi ñëw di suñu xarit al amir Nasir Ahmed wal xalifa alladi ata min London ثم صديقنا واخونا علي نجوب جميع اعداء الحركه هذه الحركه الاسلاميه الاحمديه ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen xamal ni ay mbokki jullit ñoo fi daje lii ko waxtu yaatuwul dañuy tënk gàtt kàddu yi rek ci anam gu gàtt incha allah waxoon naa léegi damay def xitaab bi ni ma ko binde woon ci arab mbokk mi naa ko wax ndax jamaa bi li ci ëpp ay wolof la ñuy dégg kon li ëpp solo mooy ñu xam lan mooy suñu wareef ñu jullit yi suñu wareef jullit yi ak fu mu mën di nekk mooy bennoo suñu bennoowul dara du baax te bennoo gi suñu borom moo ñu ko sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant ñu ko moo nga xam ni mooy l'islam ak bennoo suñu borom tabaraka wa taala moo ñu ko jëkk a sant palaasam ci l'islam lu kawe la loo nga xam ne mën da ñàkk farata la boo nga xam ni bii ni ki farata yi nga xam ni moo ngànk l'islam de noonu la demee mooy benn jullit ak kuréel bu ñu mën di nekk ñu bon na loolu saa bu ci jullit yi nekkee ñu ngi ci lee war suñu ci nekkul danañu échec daañu am loo nga xam ne lii sàkkuñ ko woon mooy noonu yi féete ci seen ko ba faaw te yal nañ ci yàlla musal
li nga xam ni mooy tegtal yi bari na ci alquran ak sunna ci jóge ci wax yàlla sunu borom tabaraka wa taala ak sunna sant bi nga xam ne bii moom li ci bokk na ci li sunu borom wax auzu billahi mina shaytani rajim wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمته إخوانا nee na na ngeen jàpp ci yéen di buumu yàlla gi nga xam ne du dog su ku nekk am nga sa gis-gis loolu yàgg naa am ca jamono yonent bi ba tey mi nga am ñaar li wuutee gis-gis wala dégg-dégg yàgg naa am ci lislaam waaye warta tàggale jullit yi sallallahu alayhi wa sallam ñaari xaar ñëw nañ ci moom ñaari jàngkat alquran ki jàng lii morom bi weddi ko ni ko nii la kii ni ko nii la ñu ànd dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu àtte leen bu ñu eggee dafa déglu kii mu ni ko noonu la déglu kii mu wax neneen mu ni ko noonu la mu ni ko hakada unzila alquran unzila ala sab'ati ahrufin kulluhum kaafin shaaf wala shaafin kaaf lu ci nekk doy na sëkk te dina maanaam souligner maanaam dina solutionner problème yëpp diine loolu la ñëw ngir defar àdduna ak àllaaxira wuuteeg gisin nag mënta ñàkk waaye buñ ko jàpp comme ak noonoo wala leneen jullit yi dañoo war a nekk benn di yëkkati ndoo xam ne ñu ngi ci suufu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ñoo bokk yàlla bu ñu gëm bokk yonent bu ñu gëm bokk alquran bi ñu gëm bokk xibla di ko jublu bokk sunna suñuy dund li ci des nag ci wàllu gisee nii kooku mënta war a tàjjal jullit yi te loolu mooy tax noonu jekku leen loolu dafay tegtal ni ay ñu wax léegi na ngeen mooy ci bu yàlla te bu leen tàggaloo te na ngeen fàttaliku xéewal yàlla gu leen jox bi ngeen nekk ay noon dem ku nekk jëm fenn boobu lislaam ñëwagul du lislaam ñëw boole na ngeen nekk benn ci saxaaba yi loolu la ñu dund saxaaba yi loolu la ñu dund ku ci nekk am nga jagle gu yonent bi daan jox léeg-léeg yow ci sa bopp nga di ko jëfandikoo te bokk la keneen te doo joteeg sa morom dara waaye yéen a bokk lépp yéen a yokk yàlla jokk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk alquran ak li ñu wax léegi nee na loolu aaya bi mi ngi tegtal war a bennoog jullit yi loolu mooy fondement bi nga xam ni moo war a boole jullit fu ñu ma di toll te itam loolu mooy alquran yi nga xam ni ak doxalin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoonam wi nga xam ni mooy asaas bi nga xam ni moo tax diine jóg su amee daañu am doole su amul dañu danañu échec ba faaw te yenn ci yàlla musal li sallallahu alayhi wa sallam wax ci wàllu benn xeet wi li mu ci wax mooy fi sahih muslim rahimahullah man arada an yufarriqa amra hadihi al umma fadribuhu bi sayfi kainan ma kan nee na képp ku bëgg a tàggale jullit yi na ngeen ko dóor maanaam jaasi l'islam ba mu dee moo xam kan la mu bokkoon sax ak fu mën di xeet fu mën di bokk kon jullit dañu war a benn fu ñu toll loolu moo tax ñu ñëw tey ji xam ni jullit yi ñoo bokk lépp dégg nga li nga xam ni moo tax looy cosaan loolu tam du jeex wax na ci ko wax nañ ci alquran wax ko ci sunna naka yàlla wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wal quran huwa hablu najat alladi akrama allahu bihi hadihi al umma li inqiyadiha mimma hum fihi min ad-du'fi wa dhulli wa takhalluf alquran mooy bu mu yàlla nga xam ni moo leen ko jagle muy tedd nga ju rëy buñ ko ñooñee ñëpp loolu mooy seen yoonu mucc seen yoonu kawe seen yoonu nekk ci kaw noonu ba faaw waaye nag bu ñu tardé ci loolu noonu dañu féete kaw te noonu loolu la ñu bëgg nga xaajal fi ñu toll fekk gëmuñu loolu nag xam ne julli yëpp benn lañu adduna bi yëpp ñi dee jaar fii ñi jaar fii bu ko defee noonu dox seen diggante te loolu noonu yi ñu ngi ci fexe fu ñu toll waaw muy occidentaux yeeg ñëpp ngeen xam ni yoonu l'islam bari nañ sax ci réew mi léegi waaw loolu nag nañ ko xam te gën a bennoo képp koy wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah gëm alquran di julli penku jàpp ni sa mbokkam jullit mooy sa yaa ngi moom benn ngeen sa mbokk la loolu la ñu wax moo xam nag kuréel boo bokk di jaamu yàlla wala ngay nga di fa yëngatu waaye ñu xam ni li leen téye mooy alquran ak sunna ak li nga xam ne gi moom la ci borom xam-xam yi balle dégg-dégg nag faaw mu wuute waaye loolu du war a xaaj yàlla jullit yi ci gàttal waaw su ko defee ñu jàppe ko noonu bari na noonu lislaam yoo nga xam ne ñii
xam nañ ne alxuraan mooy dëgg dégg ngeen li xew ci alxuraan ci fan yi ak leneen loolu yëpp alxuraan mooy bu mu jàll nga xam ne kenn mënu ci dara te noonu lislaam xam nañu ni fekk alxuraan mënuñu ci dara diine day taxaw ba faaw te itam xam nañu fekk jullit yaa ngi bennoo ñooy féete kaw antum la'alawna in kuntum mu'minin waaye nag ana iman boobu iman li mu dajale ci ay qualité dafa bari ay jagle yi nekk ci islam mooy bennoo bëgganteeg soppante te yàlla tax loolu ci biir islam la ak joxante loxo takbir takbir islam 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 takbir Allahu akbar bari na ci noonu lislaam yoo xam ne ñu ngi bind ci loolu di ko wax joxante seen bopp pour nu ñuy daan pour daane lislaam am na benn kilifa bu mag ci noonu lislaam yi ci seen i kilifa ñoom ka nga xam ne kii waa Bretagne la koy Gladstone dafa wax ni feeg jullit yaa ngi jàpp ci alxuraan feeg ñu ngi ngoy ci alxuraan di jàppante duñ mën ci ñoom dara waaw li ñu leen bëgg a def pour suufeel leen ne not leen duñ ci mën dara kon ñu war a xam loolu te dellu ci alquran bu baax a baax a baax ak sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko deful rek dégg nga comme la ñu bëgg noonu dinañu jekku te loolu dara jaru ko te itam feeg ñu ngi jekku xam ngeen te it lenn ñu dundal alquwa ruuxiyya fi qulubina min tawhidullah azza wa jalla wa tamassuk bi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam mahma ixtalafat al ara wal mafahim fi dalik loolu dañ ko war a jàpp bu baax a baax fekk ñu ngi mooy xam ne benn lañu ñun parce que réew mi dëkk ci misaal tey dëkk bii am na tur ñëpp bokk ko ku nekk charte yi nga xam ne moom nga far dëkk nekk fi waaye ku ne am nga sa kër waaye bu ñu dajee penc mi ñëpp bokk fu ñu dëkk loolu nañ ko xam dañu war a jàppante ak réew mi noonu leneen noonu bu ko defee ñu xam ni fekk bëggante wuñu soppante defar xol yi nekk benn dañuy échec toujours ci kanam noonu yi te loolu dara jaru ko te bala ñoo mën a suñu diine ji tedd nga gi ko yàlla jagleel ne yàllaa ni woon antum la'alawna in kuntum mu'minin yéen a féete kaw fekkee ne est-ce que nekk nañu jullit dëgg-dëgg wala déet mais saa bu nekkee jullit dëgg-dëgg dañuy féete kaw la li ñu te mooy nekk jullit dëgg-dëgg te loolu ci jàppante gi ci la bokk te mooy asas yi ci gën a kawe su ko defee dañuy gàttal rek sallallahu alayhi wa sallam wax na ci lu bari alquran wax na ci lu bëree bëri ci benn jullit li mu ci dégle baax na ñàkk ànd gi itam li mu ci digle ci safaan li mu ci digle ci safaan bari na wala tanaasaw tafshalu ak yeneen ay yoo nga xam ne day wane ni saa bu ngeen xàjjaloo rek musiba am day itam sallallahu alayhi wa sallam li mu ci wax doy na nee na mi ngi misaal jullit yi ci seen jàppante ak seen bëggante ak seen joxante loxo ak seen dimbalante ci ànd ragal yàlla ànd jaamu yàlla mi ngi koy misaal ci yaram doomu aadama wax ko ci xadis bu wér mathalul muminina fi tawaadudihim wa taatufihim wa taraxumihim ka mathali jasadi lwaxid yashtaka minhu aduwun tadaa lahu saairu jasadi bi sahari wal xuma nee na mi ngi jàpp jullit yi mi di ko misaal ci benn jëm boo nga xam ne bii lenn rek la xam nga jëm moom loxo ngi fi tànk ngi fi nopp ngi fi leneen a ngi bët a ngi fi mais benn jëm dina kenn nit ki la benn cër bu ci metti rek cër yëpp dañuy ànd ak moom daal di foog naanaam yenn sobe jàpp ko dootu mën a nelaw waaw dooni bët a ngi metti tax loxo am jàmm kon jullit yëpp benn jëmm lañu nañ ko xamee noonu sallallahu alayhi wa sallam wax na itam ni wal mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan jullit yi ñu ngi salli ala nabiyina salli ala muhammadin salli ala nabiyina salli ala muhammadin salli ala nabiyina salli ala